ci ñoom et ils étaient pas wax feb famille bépp boo xam ni gis nga ci sa frère wala gis nga ci sa papa wala gis nga ci sa mbokk ni avertir yéen ci ñun ngeen bokk parce que boo leen demee bañ leen di def loolu le sale boulot di leen jox ay 15 000 nga entraîné ba toll nu la neex sa doole yi amoo ci dara loo koy utiliser muy lu dul di dóor ay xale wala di dóor ay jigéen léegi képp koo xam ni sa mbokk mi ngi ci je me répète képp koo xam ni sa frère mi ngi ci wala sa mbokk mi ngi ci woo leen ñoom nañu replier propagande nag da ci am manipulation da ci am du ñëpp a yeewu du ñëpp a am xel mais képp koo xam ni sa mbokk mi ngi ci ces nervis là woo leen ñu replier avant qu'il soit trop tard parce que mënuñu fee nekk foofu daal lañ mën a yem képp koo xam ni sa mbokk bokk na ci ces nervis là woo leen ñu replier. Deuxièmement lii yëpp kan moo ko sabab lii yëpp c'est la faute à qui? À notre magistrature suprême. bu leen fàtte ni de bu leen ko fàtte 31 décembre bi passé discours de la nation moom moo toog ci télé bi ne man gisuma ay brassard rouge ragaluma lii yëpp yaa ko sabab. boo gisul ay brassard rouge lii xanaa di nga ko gis normalement dans des pays civilisés boo amee lu la metti da ngay takk brassard rouge doo ko tekki mukk di liggéey di dem di ñëw ñu xam lu la metti mais moom moo toog ci télé bi du ay sos. boo leen bëggee léegi ma tegal leen vidéo bi du ay sos daal de man gisuma ay brassard rouge du ma gis lu xonq gisuma morceau bu xonq kon gisoo morceau bu xonq man nigga you will say this. Second thing mooy les menaces de notre ministère de l'intérieur you know moom amoo dara loo koy wax parce que moom décret lañ ko falee ñun faluñu ko fii képp koo xam ni faluñu la rek amuñu dara luñ la wax dañ lay tooñ you know mais c'est une honte quoi déglu nañ ko. mais actuellement il fait de la manipulation et de la propagande am na lu ñuy préparer loo am doole nag mais bientôt après dinaa ci ñëw ci sama snap war a dinaa ko posté am na ñoom lu ñuy préparer loo am doole pour accuser ñu du terrorisme parce que boo xoolee discours bi ñu def en français bokkul ak discours bi ñu def en wolof you know en wolof dañuy raayal waaw tey leen xale yi dañoo war a dem jàngi jàmm la ñu bëgg pour jaxase ñoog ñi nga xam ni dégguñu tubaab parce que la majorité de la population sénégalaise dégguñu tubaab waaw dañoo bëgg ngeen yam ngeen toog seen kër waajur yi tey leen seen i xale ndax tole patati patata mais en français ils sont en train de manipuler l'opinion internationale de dire que ces manifestants ce sont des terroristes you know de dire que ni ce sont des forces occultes you know dégguma tubaab bu baax mais loolu nit ñi tekkil nañ ma ko donc c'est de la manipulation c'est de la propagande li yëpp waxoon nañu ko demoon naa ba dañ ma doon menacer sama snap chaque jour may wax ñi ne ma noppil li yëpp gisoon ngeen ko lii yëpp xamoon ngeen ni dina këpp seen kaw boo leen di nappe nee naa leen le monde a changé seen nappa yi arrêté leen ko avant qu'il soit trop tard dimbali leen ñu ngir yàlla boo leen di rey seen i doom rek ngeen di rey tey seen i doom buñ ci bokkoon seen i jabar buñ ci bokkoon seen i rakk buñ ci bokkoon billaahi doo leen continuer cette menace kooku maa ko wax tey seen doom yi buñ ci bokkoon wala seen rakk buñ ci bokkoon doo leen continuer cette menace you know man maa leen wax loolu mais nag li may mën a wax rek mooy le monde a changé de notre magistrature suprême le monde a changé erreur fatale da ngeen def ay erreur fatale nit ñi boo leen tëjee télé yi mën ngeen ko contrôler parce que la CNRA elle est là mën ngeen a contrôler télé yi mais boo leen contrôler télé yi rek l'information boo leen ko contrôler nit ñi tourner bu ñu tourner ci internet bi lañu jëm te internet bi xam nga lan la internet bi àll la c'est la loi du plus fort lu ñu neex lañ fay poster manipulation de la masse boobu ngeen di def internet bi ku nekk yor sa télé bopp loola neex nga fay poster donc vous avez fait des erreurs fatales nee naa la booy gasal sa noon pax bu ko gasal pax bu xóot parce que mën nga cee dugg you know les policiers tamit ñun ak ñoom ñoo far you know ñun ak ñoom ñoo far c'est la famille mais des fois man je les comprends parce que ñoom il ne faut que leur boulot man je les comprends c'est la grande muette ñoom lii neexu leen lii ñoom la gën a metti bu ñu demee ba le gouvernement les politiciens di leen sacrifier di leen jax ay grenades yu bon yoo xam ne grenades chinois yi nga xam ne ay 1500 lay jar ba ñoom ñu koy tijji
grenade lacrymogène di ko tijji war ñu koo sànni affaire bi exploser seeni loxo donc il y a un problème. Ce sont ces politiciens là qui sont en train de le sacrifier te loo ci xamul gis nga policier boobu loxom bi dagg dinañ ko faja jox kay 1 million 2 millions mais après c'est fini pour lui c'est foutu c'est fini pour lui il va perdre son boulot parce que respecté wuñu leen l'armée bëgguma dugg ci yenn détails yi parce que c'est la grande muette am na loo xam ne boo ci duggee rek tu peux perturber l'hiérarchie mais li may wax mooy ñii ngeen di xeexal jaruñu ko mën ngeen a xeexa faire semblant parce que gis nañ ko fii ci Amérique la police wala l'armée des fois surtout la police la gendarmerie you know ñu koy wax de reserve nuñ waaye am na nuñ leen di woowe waay national guard des fois duñu d'accord ci ay mbir mais du leen mus a jaral ñu jàpp seen population di leen dóor ils vont semblant gars yi ñëw leen arrêté leen xeex leen jékki-jékki sax ñu tijji barrières yi fort semblant que ni la foule moo leen dominer ñu dugg ci biir gars yi li ñu bëgg am ko parce que ñun ak ñoom ñoo bokk li ñu bëgg les militaires là les policiers là ñun ak ñoom ñoo bokk li ñu bëgg bu courant bi chéré day cher ci ñun ci ñoom cher ci ñun ndox mi bu méttee day métti ci ñoom day métti ci ñun ñoom seen i yaay yi ci hôpital yi la ñuy dem seen i baay yi ci hôpital yi la ñuy dem donc ñoom dañuy yëg métti bi ñoom ñoo gën a torox Sénégal ces militaires là ces enseignants ñoo gën a torox Sénégal ñi yor wàllu santé ñoo gën a torox Sénégal te liggéey bi ci gën a métti ñoom ñoo koy def gis naa sama yaram dafa daw bi ma déggee alkaati bi naan booy yi waa booy xanaa booy dem leen ngeen añi nag dem leen ngeen naani ndox sama yaram dafa daw alkaati bi moo doon wax loolu booy yi waa arrêté leen xeer yi xanaa doo leen dem añi parce que ñoom sonn nañu mënuloo gérer couvre-feu gérer marché te marché yi booy yi doo xam fu ñuy jóge booy dañuy gën di sakkan te jeexagul de am telling you li may mën a wax rek mooy ñun ak ñoom a far mais il faut que les forces de la loi sachent que ni ñii ñuy xeexal jaruñu ko parce que gis nañ leen ni ñu def ñi nga xam ne ñoom la fois passée ñi génne seen logement yi l'armée a trahi ses frères d'armes l'armée a trahi ñi nga xam ne dañoo dem la Casamance xeexal leen dem ci guerre yi xeex ñii ñu dagg seen i tànk ñii jaare fa nekk ay handicapé ñii ils ont perdu leurs yeux ñii ñu perte seen cër seen yaram seen cër ci seen yaram yi amuñu lu ñu leen def mooy toroxal leen génn leen l'armée a fait ça l'armée a trahi ses frères d'armes est-ce que loolu jar na ko est-ce que xeex bi ngeen di xeex jar na ko ñi ay nit dem dëkk ci benn milieu ay militaires yoo xam ne dañoo demoon guerre xeexal le Sénégal xeexal le drapeau xeexal la nation ñii ñu dagg seen i loxo ñii ñu dagg seen i tànk ñii jaar ci ay mine ñii jaar fa paralysé dem dëkk fii à côté de l'aéroport nu mu tuddati milieu boobu bërki démb lañ leen génne toroxal leen ca xaj nangu suuf si nga tourné gis benn politicien bu am ay hectares yi ak hectares kon daal mbir mi nekkatul mérite l'armée ne doit pas trahir ses frères d'armes foofu laa ci mën a yem ci wàllu armée bi bëgguma cee sori mais li may wax rek mooy bu ñu insister gars yi dinañ wax de bu ñu insister dinañ wax di nga xam ni ces ministres là parce que armée bi dafay nekk politiciens yi newuñu fi woon te armée bi dina fi continuer di nekk politiciens yi dinañ fi jóg donc gare à vous li ci gën a metti mooy li nga xam ne nii xew na man duma Sonko you know ba pare yéen ñi ci bari ñun duñu ay Sonko mais benn cocktail de frustration la bu gars yi dajale gars yi dañoo dajale mbir yu bari parce que dañu sonn dañu xiif dañu mar dañu sonn meen cocktail de frustration rek la te xolal xale yi xam nañ ni bés bu ñu continuer wul lii ba mu jeex ñoom ñëpp ils vont finir dans les prisons la bête you know xam nañ loolu lii c'est à terminer il faut l'abattre xale yi la gën a xam loolu ils savent que ni bu bëgguma wax ñu naan Sankara Mbaye lii wala laa you know gis naa lépp nag gis naa message yi gars yi ñi ngi jéem a fexe nu ñu mën a def ba tëj yenn compte yi suñu compte Snap yi Instagram yi Facebook mais nee na leen pare nañ bu yàgg seen stratégie yëpp miin nañ ko da ngeen a yàgg def lii instant yi nii xamu leen fan la booy yi di jógee xamu leen ko nee naa leen gis nga booy def lu ñaaw nga yaakaar ni da nga koy def mu yem fii rek tey day xëy rek topp la jaan bi moo wëlbatiku màtt leen bu fekkee da ngeen a yaakaar ni lii day jeex tey war a suba ndax ngeen seen bopp je m'arrête là you know ba pare xale yi nga xam ne ñu ngi leen di jiiñ ci terrorisme ci ministère de l'intérieur nan xale yi
il faut que tamit ok booy wax xam nga rek xam nga actuellement nii lépp looy wax mën nañ ko retourner contre yow so moo tax des fois am na yoo xam ne doo ko wax so li may mën a wax rek xale yi dañoo xiif yàquñu Auchan ndax dara gars yi defuñu fi benn marché bu kii gars yi Auchan la ñuy yàq te jëluñu fa dara yàquñu sax dañuy sàccuñu sax li ñu moom la ñuy jël ay chips la ñuy jël ay tàngal parce que dañoo xiif kenn demu fa di jël ay xam nga lan la ñuy jël lekk ay ginaar la ñuy jël ay tàngal ay chips yu ndaw yooyu la ñuy jël parce que dañoo xiif on a faim dëkk bi bu nekkoon dëkk bu normal bu ñu demee duñu dem sax ay Auchan duñu dem sax ci yenn milliers mais parce que on a faim xaaral ma wax lii en anglais. All right guys, we just see our interior minister, you know, he just came out on the news right now and talking about in Senegal we having some terrorists, we having some groups of people, you know, who have weapons, who have whatever they can use against the government. That's what they saying, but that's not true. Because when you go to the news, it's just some little kids, you know, it's some little kids who have a frustration about their government because they hungry, they jobless, you know, they suffering, no medication, you know, there is nothing, no future for the country. That's the only reason. The only reason why people are marching, because we don't have no food. The fact is, go to Google and try to see Auchan in Senegal. The way they spell Auchan is AUCHAN. Say march Auchan in Senegal. You will see they just go there and grab the foods and out. So whatever our minister are saying, he's lying. He's not telling the truth. Because right now they're trying to bring the power of the government, the military, using the government, using the military against us. That's the only reason why they're doing that. That's the only reason why they're trying to do the manipulation, the propaganda, so they can use the international opinion against us, the population, against us, the Senegalese youth, because the Senegalese youth are tired, the Senegalese youth are hungry, the Senegalese youth are jobless, the Senegalese youth are taking the Mediterranean, the ocean, to go to Europe to seek food and job, to have a better life. That's the only reason why they're doing this march. And now you see our minister coming now on TV and giving this setup speech, set up this speech and saying that we are terrorists. That's not true. That's not true, and that's not true. If you want to see the result, go to Senegal and spell and type Auchan in Senegal, AUCHAN, and you will see the truth. We're hungry, that's why we're marching. We don't have no future in our country, that's why we're marching. That's the only reason. Yes, I. So guys, li ma gën a intéressé ci wax ji mooy les nervis. Képp ku ci am sa mbokk wala ku ci am sa frère bi nga xam ne mi ngi jàpp ay mbokkam, jàpp ay xaritam, entraîné ba toll na neex di génn ci population bi di dóor jigéen ñi, di dóor xale yi, maa ngi leen di wax woo leen ñu replier. Woo leen ñu replier. À bon entendeur, salut. Léegi nag envoyé ma message ma jël la parce que sa vidéo bi ça a fait la toile. Ça a fait la toile. Envoyé parce que da nga am lu la metti moo tax nga jooy posté naa ko léegi ci vidéo bi. Léegi nag envoyé ma message. Ok, let me see ndax fii bindal commentaire ma jël la. Sama gars yi gis nga loolu macha allah ragaluma loolu parce que maa ngi dégg gis naa message yëpp tes intérêts sont menacés man je m'en fous bu le Sénégal taxawee je m'en fous, je suis un Sénégalais.